mais doyuñu. balaa ñuy jeexal ci université yu Sénégal yi professeur dama bëggoon ñu taxaw par rapport ak niveau étudiants yi nga xam ne ñu bëri dañoo seetlu ne niveau bi à chaque fois day gën di wàcc qu'est-ce qui justifie ça. xam nga nag am na loo xam ne aada la ak loo xam ni dëgg la. aada bi xam nga mooy lan man maa la mag sama bag moo gën baax sa bos ça c'est aada la c'est réew yépp noonu la. donc problème par rapport ak jàng bi la question génération la question loolu question aussi soo jëlee dictée yi élèves yi doon def période coloniale dictée certificat d'études soo ko jëlee nga jox ko tey élève bu troisième dana jafe deful 5 fautes parce que boobu sàkkanuñu dañu tuuti woon lim donc est-ce que loolu aussi ku nekk dafa war a jàng lu bare mën lu bare ndax fi muy nekk du am kenn ku ko jàppale xam nga léegi sakkan nañu tey su ma nekkee ci ñu nekk di jàngale ci école ku nekk soo amee loo gag dina am toujours ku la gàgganti loolu tax na bi njàng mi niveau bi mu doon am bu jëkk mënul am niveau bu mel noonu soo seetloo sax damay comparer toujours France ak ñun mais suñu bac moo gën a jafe bac France parce que tollootuñu parce que France tolloo na foo xam ne tey li mu bëgg xam nga may lan doomu France bu nekk am bac soo jëlee ñeenti doomu France au moins ñett yi am licence xam ñun tollooguñu foofu. mais professeur loolu moo tax niveau bi des na. surtout niveau tubaab bi des na wante globalement suñu niveau correct na. mais est-ce que yaa ngi waxi est-ce que loolu du problème de rigueur aussi parce que bu ñu xoolee jamono colon yi mun nañu wax ne jàng bi si la gënoon baax tey jii nii na ñu yor suñu réew ñu am problème est-ce que du problème de rigueur aussi. déet jàng bi wax nga ni boobu la gënoon diis mais pépp nit ñoo doon jàng. mais est-ce que aussi loolu justifié na ko dama ni pépp nit ñoo doon jàng dafa am solo trop te boobu jamono soo jëlee benn nit mooy jàng tey peut-être junni nit ñooy jàng ci place am donc jàngalekat yi yépp dafa toppante mënuñu am même niveau que les années 45 ou 50 ndax d'abord nit ñi gën nañu sakkan ñiy jàng gën nañu bare. mais war na am politique d'accompagnement pour nit ñi. non xam nga lan moo am solo niveau général société bi tey moo ëpp doole fuuf niveau général 1950 wala 1945 ak yooyu am na loo doon gis ci ay feebar ci ay kii amatul li ko waral loolu nit ñi donte fii ñépp jàngaguñu. parce que loolu aussi dañ ci war a jóg fexe ku nekk nga mun a jàng mun a bind mun a liir mun a wax ci sa lakk bi nga moom. loolu des na mais niveau général société bi yematul ak niveau général 1945 mbaa 1960 mbaa même 1980 mais xoolal sa peut-être yow amagoo doom mais ñun ñi am ay doom dañu koy gis tout de suite. li ñu mënoon ñun bu ñu nekkee CM2 mais suñu doom yee ñu ko dàq li ñu mënoon bu ñu nekkee troisième suñu doom yee ñu ko dàq li ñu mënoon bu ñu nekkee terminal suñu doom yee ñu ko dàq tey nga yor sa téléphone portable yow li nga ci mën sa doom moo la ko dàq junni yoon parce que jamono yee soppeeku ñu ngi nekk ci jamono jokkalante xam nga foofu la ñu loolu aussi suñu défaut la bu am solo te war nañu fexe ñu faj ko parce que loolu tax ñu jëm kanam xam nga soo jëlee asiatique yi soo jëlee français yi nga jël ñeneen man de yaakaar naa njortali ci li ma xam ci li ma dund ëpp ñu xel mun naa xalaat sax que ñun ñoo leen ëpp xel wante lan la ñuy ëppale ñoom mun nañu liggéey jokkalante. mais est-ce que en équipe ils peuvent travailler en équipe ça pose pas problème. non ça c'est une vraie difficulté au niveau de l'éducation mais dama ni mun nañu liggéey en équipe. fii mënuñu liggéey en équipe. travail collégial bi. Quand une équipe se constitue.
quelque temps rek après ñu toj ko mais yéen vous le voyez seen équipe de presse yeeg yooyu nit ñi dañuy génne dina dem soo demee musique bi c'est la même chose orchestre su taxawee bi dëgër këj su yàggee rek mu tas ainsi de suite même équipe de recherche yi souvent dañuy tàmbali su tàmbalee am résultat rek muy feeñ ci bitti rek ñu tas ko donc ñun dañu war a fexe lënkaloo mën a liggéey en équipe donte mën nañu bañ a bokk xalaat ak yooyu tubaab bi bokk ñu xalaat tout le temps mais mën nañu liggéey en équipe réew mi aussi ça doit être la même chose. D'accord juste rappeler aux internautes qui nous suivent un peu partout sur une page Facebook au Sénégal 7 wala si YouTube bi Sénégal 7 je suis avec le professeur Mary Teuw Niane professeur ñu génn un peu ci université wax par rapport ak Covid-19 bi. baki démb nga génne benn communiqué boo xam ne mun nañoo wax ne discours yu ngi ci tenir c'est un peu alarmiste lan moo waral nga wax ne fu mu toll nii il faut que l'on remobilise les Sénégalais. waaw parce que ñun ñëpp ñoo ko gisandoo soo doxee ci mbedd mi ñi takk masque bariwul soo demee ci plage yi nit ñaa ngi dankaloo terrain de sport yi tàmbali yaat nañu nit ñi dankaloo ci waxuma nag ci kaar yeeg yu mel noonu or xam nañu feebar bii am na lenn loo xam ne moom mën na ko trop mooy gaaw a wàlle jafe na gis feebar boo xam ni bu gën a gaaw wàlle feebar bii ñaareel bi feebar bi dafa am leneen tamit nit mun na am jàngoro bi te du ko xam du feebar dara du ko metti ba jàngoro bi jeex wante li mu ko yor mun na wàll moroomam loolu xam nga ñun jafe na suñu ne nit dafa feebar te yaramam mettiwul dara mettiwu ko mu ngi dox soxlam di dem ak yooyu xam nga jafe na xalaat ni diw dafa feebar wante loolu mooy ñi ñuy wax asymptomatique dañuy am feebar bi te ci bitti dara jotu leen loolu nag dañ ci war a bàyyi xel moo tax dañu war a sàmmante ak li ñu wax peut-être rek ma rappeler ko foo munti dem nga takk masque soo nekkee ci mbedd mi soo nekkee ci ay néeg yu tëju te nga ànd fay ay nit yu bare takkal masque loo munti def daal ci nga génn sa kër takkal masque mayal distance bi ñu def nii mayal distance sa morom. d'accord bu raxasal sa loxo. jamono boo mën ak saabu. te aussi ndaje yi soo ci mënee bañ a dem nga def ko moo gën. yooyu dafa am solo trop trop te ñu aar nag. ñi nga xam ni feebar bi ñoom la yàpp parce que ku jeune mun na am feebar bi. te dara du ko ci fekk sauf que su amee yenn feebar yi soo amee asthme soo amee diabète soo amee hypertension soo amee insuffisance respiratoire boole ci nga mag yooyu dafay loo xam ni nit ki su amee feebar bi mun na dem ci cas grave yi te cas grave baaxul ndax cas grave li ci mën nañu wax ni fii nañu je félicite les médecins dama leen di encourager ci liggéey bi ñuy def ndax cas grave yi ñu ngi ci am résultat yu baax ndax danañu am ay guérison du ëpp 50% mais yeneen réew yu bare cas grave yi 50% yi dañuy malheureusement dañuy faatu donc nañu fagaru te li ñu gis fii mooy li mu feebar bi dafa yokk tasaaroo feebar bi dafa yokk ñi nga xam ne dañu am feebar bi te kenn xamul lu leen ko jox ñu tuddee ko cas communautaire dafa yokk ñu gis tamit cas grave yi léegi bu njëkk benn cas grave moo doon am ñaari cas grave dem nañu bee ñeent fukk ak juróom-ñetti cas grave léegi ñu ngi ci ay fanweer ak lu topp ay cas grave donc yooyu moo tax nañu xippi suñu bët gis àdduna bi nag ndax gis ngeen France mi nga xam ne jege nañu ay junni nit ay téeméeri nit ñoo doon gaañu par bés États-Unis ay junni nit ñooy gaañu par bés actuellement Brésil Mexique li fay gaañu du jeex du xaaj bon feebar bi dafa bon surtout réew yu mel na suñu réew nga xam ni amuñu lalu hôpital yu doy léegi lal yi presque fees na
mënuñu aussi jël nit ñi di leen fat ci ay hôtel ak yu kenn xamul parce que amuñu alal bu ñu ko may amuñu lalu sauvetage bu bare respirateur dafa jafe amuñu lu bare donc su ñu deful fagarawul aar suñu bopp su nit ñi sàkk nee rek day ñaaw. mais professeur relâchement yooyu nga xam